résilience naka lañ ci taxawoo Ousmane Seck ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdoulaye. alors sa participation ci waxtaan wi dafa am laaj bu samp bëri na boroom xam-xam bokk na ci professeur Thior gu jàpp ne dañoo war a bàyyi virus bi mu circuler ñu naan nañu apprendre à vivre naka la ñuy def bu dund ak virus bi ànd ak moom continuer activités yi koom-koom geek lépp mën a continuer dellu fa mu newoon lan moo ciy sa gis-gis yow ndax loo xam ni la lu xel nangu la ak loo xam ni di nga ko digle la. waaw jërëjëf Der maa ngi lay nuyu di nuyu waa seen waa plateau. di fàttaliku jàkkaarloo bu ñu fi defoon xaw a évoqué mbirum risque majeur kon maa ngi nuyu Charles di nuyu Bouba. di nuyu Pape Djibi di nuyu seen téléspectateurs yëpp di la wax ne la man li ma njëkk yéem ci mbir mi ci wàllu woowu docteur Thior wax te professeur Kane commencé ci tontu moo di dafa jóg ne daanaka li ñuy def baaxul nañu def leneen. maanaam liñ doon doxal ba léegi di xeex suñ stratégie maanaam. moo tax man maa doon séntu waa ministère de la santé mun ci tontu ba léegi dégg ñu tontu ci waaye li ñu mën a wax mooy gis nga loolu bu ñu ko defee waxuma vivre ak virus bi waaye dinañu am kasaara boo xam ne ci réew mi kenn du ko mën a dékku loolu moom bu njëboo ñu jàpp ko. mooy mag moom dootu fi des parce que feebar bi ku ne xam ne mag ñi lay laal. te bu fekkee ne li ñuy woowee immunité naturelle lañ ci sàkku. duñu ko am ndaxte su boobaa ñoom bu virus bi duggee tasaaroo ci bi nit ñi mooy li ñu defoon ba léegi dañ koy teg de côté maanaam nit ñi nañu dox ne leen neexee ñu ubbi marché yi ubbi commerce yi ubbi jàkka yi ubbi lépp nit ñi di dem ak a ñëw su boobaa virus bi dana tasaaroo ci réew mi noo xam ne nii kenn dootu ci mucc kon loolu du pexe dañu wéyali ci li ñu nekkoon moytu ndaxte bu ñu ko defee professeur wax na ko léegi immunité virus bi kenn xam ndax ñëpp nangu nañ immunité irréversible maanaam boo xasee am jàngoro bi dootoo feebar te virus bi liñ ci seetlu mooy dafa fekk ne am na beaucoup d'hypothèses scientifiques mais il y a peu de certitudes scientifiques loolu nañu ko nangu. juum tey bëri na ci lool te je pense que loolu même les médecins les professeurs d'université war nañu am preuve de modestie nangu ne feebar bi xamuñu ko. yu bëri ñu ngi koy wax ñu ngi ciy juum moo tax ñu war a moytu dëgg barki démb rek gis nañ premier ministre France mu ne ñun de scientifique ñu doon digal naan jëm leen fi bu ñu fa jëmee tey ñooy wuññeeku nañu fi ngeen jëm baaxul kon faaw ñu tey vivre ak virus bi duñ ko décréter ça ne se décrète pas dafa laaj ñu moytu te bu fekkee ne résilience dañu koy wax dafa laaj ñu waajal nit ñi nag dafa am yu bëri yoo xam ne daf ci war a dugg ci njàngan mi la ci tëralin bi la xam nga yaa ngi ne préfet nee na dañuy ubbi léegi fuñ ko wéer lan la ñu ci jàngat ba war ko mën a def tax ñu ubbi bés sàngam du jub yeneen bés yi loolu yëpp faaw ñu xool ko moo tax daal ma ne nañu virus bi dafa bëri ay kumpa nañu teey nañu dem ndànk-ndànk nañu fexe gis nga Ablaye Der mbir mi benn garab la mooy moytu ba bañ a feebar waaye boo feebaree kenn mënatu la garantir dina nga mucc la seule solution mooy moytu bañ a feebar dañu fexe ba feebar bi mu law ku mun a moytu bañ a feebar mooy li gën waaye boo feebaree kenn mënul ne da nga ci mucc donc nañu fexe ba vivre ak le virus le meilleur moyen c'est de faire en sorte que bul feebar mooy respecter les gestes barrières ba feebar bi du dugg ci yow parce que bu la duggee kenn mënatul xam lan ma mun a am moo tax mesure bu ñu jël nañ ko wér ci loolu def boo jëlee mesure nooy def ba doo feebar. alors loolu daal mooy gàllaaj gi. Ousmane benn wala ñaari laaj rek balaa ñuy lay bàyyi benn laaj bi Moubarak. non man contribution contribution kon mun nga xaar tuuti comme xam-xamam dafa màcc ci risque ak résilience maanaam nu ñuy fàggoo ak mbirum risque yooyu ñu laaj ko xëy na Pape Djibril Fall. Ousmane maa ngi lay nuyu bu baax. man sama question mooy ci entité yi nga xamante ni aussi dañ leen solliciter dans ce combat là par rapport ak fi mu ne parce que léegi kenn waxatul bu mu fi dugg léegi nan la ñuy rompre chaîne de contamination bi de propagation du virus ak surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy impacté yi tey jii responsabilité protection civile lan la ci ndax mu ngi koy jouer ak ban taxawaay la ci war a am. xam nga bu ñu waxee risque majeur moom maanaam urgence sanitaire risque majeur la buñ ko umpale
soo xoolee ci àddina yëpp protection civile mooy nekk au cœur du dispositif sànq am na ñu jàmbat ne mbirum xeex bi dañ ko médicaliser maanaam am na secteur yu bëri yoo xam ne war nañ ci joxe seen contribution defuñu ko loolu li ko indi mooy ñi ko coordonné dëgg-dëgg bu fekkee ne xeex yu mel ne la donte mbirum santé la protection civile loolu la mooy moom moo war a nekk au cœur du dispositif nga xam dina mën a jokkale kuréel yëpp ba ku nekk indi sa contribution loolu nag mooy wane ne kon protection civile lu rëy la ci réew ci yu mel nii war nañ ko gën a jox cër. Bouba Ndour beneen laaj. non man question boobu mooy c'est-à-dire que nan la gisee stratégie bi nga xam ne état bi depuis 2 mois mi ngi koy teg est-ce que yaakaar na ni loolu ñu ngi ci yoon bu baax wala dafa am yoo xam ne war nañ ko jubbanti. Ousmane. waaw xam nga man ñun ci suñu kuréel. ci risque majeur dañu jàpp ne li nga xam ne ñu ngi koy def ba tey jii am na lu ci baax am na loo xam ne xëy na war nañ ko améliorer. waaye du le moment n'est pas ñuy remettre tout en cause parce que bu ñu ko defee rek nañ dugg ci ay njuum soo xoolee tey bokk nañ ci ñi jàpp ne li ñuy wax situation de référence faaw ñu am ko xam nga bi mbir mi duggee ci réew mi le 2 mars dañu ne cas 0 mooy mbiru ki nga xam ne moom la mbir mi njëkk a dal ñuy lim dem ba ne cas 5 mooy cas bi nga xam ne moo amoon Touba ñuy limi cas yi. ñu dem ba bi nga xamee ne commencé nañu am cas communautaire mënatuñu ñu am li ñuy wax rupture ci lien épidémiologique bi maanaam mënatuñu am situation de référence. loolu nag bu amee faaw nga établir situation de référence xam kan moo feebar fan la feebar bi lawee ak lan ngay def ba xàjjale ñi feebar ak ñi feebarul ba nga xam ne di nga leen mën a topp. kon tey jafe-jafe bi mooy foofu situation de référence bi mooy lan ci feebar. loolu laaj na est-ce que laajul ñu war a xool nu ñu demee ci. def dépistage massif. boo xam ne moo ñu permettre ñu am situation de référence. ndax loolu tey ñàkk na fi. loolu bu amul moom dina jafe lool ñu mën a. question Charles Faye ñu jeexalee Charles Faye. bon man Ousmane mooy pour man est-ce que situation de référence bi. amuñu ko depuis le 5e cas maanaam on a eu 4 cas yoo xamante ne c'est des étrangers ça a été réglé très rapidement mu am le premier cas national. si la affaire bi tas donc la situation de référence mooy boobu pour man mooy que à partir de cette lecture là boo xoolee loolu nga xam ne lu ñu mel ak affaire bi la preuve ñi li ñuy traverser frontières yi Jakarta yi di dee nii malgré loolu yëpp est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on est obligé de vivre avec le Covid parce que mënuñu ko arrêter parce que sénégalais yi seen doxin mooy tax mënuñu ko arrêter. situation de référence bi ñoo ngi ko ñàkkee ba ñu amee premier cas communautaire. boobu lañ ko ñàkk parce que boobu lañ xamatul foo mbir mi fan la ci kan la soxeekoo ci kan la jëm. mais man loolu mooy. boobu la commencé. c'est ça la situation. tey jii nag toll nañ foo xam ne nii ni ngeen waxee xam nga économie dafa am doole ci réew boo xoolee réew yëpp tey jii économie bi mooy poussé soo xoolee xam ne sax ñi nga xam dañ ne woon duñ confiné wu économie bi moom moo tax ñu ne woon duñ confiné wu. dinañ vivre rek moom waaye nag bu ñu jël yenn risques yi aussi bu ñu jël yenn risques yi amuñu doole ñun suñu réew amuñu doole bu ñu jëlee yenn risques yi aussi mun nañu gaañ. moo tax faaw ñu xool taxawaat tuuti seet yan pexe la ñuy tëral ba mun a jubanti ba mun a vivre avec le virus mais doo ko décréter. faaw ñu xalaat ci mu leer xëy na ñu ngi ko waroon def bu yàgg loolu la ñu woowee résilience te ba ñuy door lañu ko waroon xalaat. fi ne nag mu ngi ne këtt ne jot xëy na dina gën a jafe waaye du tee. ñu war a teg nit ñi ci yoon ndaxte dafa am ñuy xalaat ñoom ñu war a teg ci yoon wi ñu jaar waaye mënuñ ko décréter ba tax na faaw ñu subaa xëy na bu ministère bi defee le point ñu wax ñu yan pexe la ñuy tëral yoo xam ne buñ ci jaaree mun a mucc ci lii mais faaw ñu yéene ci au niveau des communautés jox leen ay tëraleen yoo xam ne mun nañ ci jaar ngir mbir mu gën a jub si ñoom loolu moom faaw mu laaj xalaat et puis ñëpp contribuer ci waaye daal ñi ñuy jiite comité bi loolu war na bokk ci li mu war a def. waaye mooy ci daal mooy li jiitu nañu moytu nañ continuer ci geste barrière yi ku nekk na xam ne boo feebaree musiba dal na la. nañu moytu bañ a feebar. lu daal mooy nekk principe de base. ok vivre avec le virus mais éviter de tomber malade. merci beaucoup dégg nañ la bu baax Ousmane Ndiaye ñu lay gërëm di la sant ci ni nga ànd ak ñun ci débat bi alors professeur dégg nañ ko s'adapter.